salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum waa àdduna salaamaaleykum yéen ñi may seetaan ci Mbour Média ak émission couple Zo PDG la de retour moo ñëwaat di leen fàttali seen émission bi waxtaanee relation yi ak sëy yi duñu guddal dañ leen présenté tey nag suñu couple bi ñu fa am muy monsieur et madame Seck ñu war a waxtaanee diggante xeet maanaam séeréer olof wala géwal géer tey nag ñu am fi benn couple ba nga xamante ni amoon nañ problème ñoom ci yooyu noonu ci diggante séeréer ak olof duñu guddal ba léegi xanaa dañuy jox monsieur Seck rek jox ko mu nuyoo téléspectateurs yi. waaw Jo maa ngi lay ziar di la nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu sama caméra ñu ñaawuli di nuyu mbokk internet yi di la jaajëfal lu bare bare. ci loolu la ñuy jaare nuyu tamit madame Seck bàyyi ko mu nuyoo téléspectateurs yi. ça va. ça va bien. ci invitation bi di nuyu aussi say caméraman ak seeni mbokk internet yëpp waa Mbour Média di nuyu aussi sama jëkkër ki tax tey ma doon madame Seck. monsieur Seck waaw xam naa nag dañuy ñëw xuus dëgg ci waxtaan bi. ñu bëggoon xam nag monsieur Seck sa relation ak kii seen premier gisante ak lan moo tax nga xam ko ci gàttal mooy foo ko njëkk a xamee daal ak nan nga ko xamee. waaw Jo li nga ma laaj de waaw dinaa ci sawar a tontu ndax madame Seck maa ngi ko xamee ci bon dafa xaw a gudd nag mais dama koy tënk. waaw ndax mais foofu dañuy soxla. jaar-jaar bi quoi fi nga ko xamee. waaw fi ma ko xamee mooy tëbuma tëb xam ko moom. fu mu jugee. voilà sama benn xarit. xarit bu góor sama benn xarit ñoo doon ànd di liggéey. parce que man tailleur la ah ok. ñoo doon ànd di job bi chaque jour ñuy ànd. à un moment donné mu jékki-jékki na ma bon dafa am sama benn copine boo xamante dama la ko bëgg a may mu ne ko may kan la mu ne ma non bon danaa ñëw sa kër mu ne ko non balaa ngay ñëw sama kër da woon ma photom ba pare. parce que man dama dugg ci yooyu noonu man da bëgg ñëw may woon photo may xool. mu ne ma non yor ma photom mais de toute façon daal xale bu baax la xale bu moon la et puis sa goût la quoi. sa size la quoi. ma ne ko waa baax na noonu daal la demee. benn dimanche toog comme ñëpp rek liggéey amul ma toog sama kër di ataay ay 17h rek. mu jékki-jékki ne da nga ñëw. ànd ak xale bi. ànd ak xale bi voilà waxtaan présenté ma ko waxtaan draay kaf ba ma jël ay coordonnées bon voilà quoi noonu la demee. léegi bi mu la ko indilee. bi mu la ko indilee après ngeen toog waxtaan bi mu ñibbee. am nga envie nekkoon ak moom gis nga ni kii style bi nga bëgg la. ak relation bi li ko indi. waaw bon en fait Jo affaire bi du style mais juste que sooy dugg ci jigéen dafa am lu ci dugal. mooy jikko bi parce que moment boobu mënuma ko juger ndax comme c'était la première fois ma gis ko mais vu am na nit noo koy gisee ni ngeen di waxtaanee rek di nga xam ne kii ku baax la. relation bi di dox ak ni mu doon doxee yëpp dañuy kii foofu ñëwaat ci madame Seck gis nañ ni sa xarit. moo tax nga xam kii moom it est-ce que bi nga demee ba gis ko gis nga ni góor bu responsable la est-ce que tamit moment boobu noonu bi nga ñibbee pare nga pour nekk ak moom parce que ndax dégg nga ci moom lu tax ngay nekk ak moom wala ndax gis nga ko ci. au début moom xaaruma ko woon parce que comme ni mu ko waxee rek xaritam la sama xarit la aussi même ba may yóbbu ci Ameth aussi di ma ko présenté. waxuma woon ne dama lay présenté ji far ou bien. daf ma ne juste kaay fi nga ma sant benn xarit. dafa am machine bi may récupérer. daf la ko def comme surprise quoi. waaw dama daal léegi bon biñ demee man moom automatiquement dama agsi rek bon bardé woon naa quand même. mu waa ji ñu naan vraiment. mais bon comme c'était ma première fois aussi vraiment. pour dire vrai parce que am na mooy ki njëkk ci man ci góor. moom laa njëkk am compas donc loolu lu rëy la ci man léegi bi mu ñëwee nag ñu toog foofu waxtaan. mu indi ñu boisson et tout. mais li ma gën a marqué ci moom. waaw 5 heures dafa jot. mu bàyyi lépp lu mu doon def dem jàpp ñëw julli. ndeysaan. ma ne waaw parce que foog ma ko woon quand même ak est-ce que la mu yaakaar bu ko fu man doxaankat yu mag yooyu. nga gis ni responsable la aussi ca jaamu yàlla la aussi. jullit la vraiment léegi nag bi ñu liyee ñu échanger numéro de téléphone genre. mu may woo di ma nemmeeku et tout ba ni mu may doxalee. ci biir loolu waxtaan nañ léegi ak ni ngeen xamante macha allah
parce que ku dégg ni ngeen xamante rek da ngay xamante ni relation bu yàlla tudd la ci loolu gis nga ni kii ku la neex la yow it gis nga ci moom style responsable aussi bu la neex mais ci biir dañuy ñëwaat léegi ci relation bi ngeen commencé di doxal dama ñëwaat ci Seck relation bi ngeen commencé doxal comme yow yaay góor ban genre doxalin nga doon doxalin ba yëf yi yegg si fii. waaw mais doxalin nit ku bëgg rek wala góor bu bëgg am benn responsabilité bi am fit surtout waaw ndax ñu indil la nit ngeen di échanger di waxtaan nga war a jóg yow en tant que góor jóg dem fekk këram xamoo loo koy fekk loolu fit la c'est pas donné à n'importe qui du xaan jigéen yomb na quand même dañuy def ba affronter ko dugg ci biir waaw dañuy desaat ak yow bi relation bi commencé na ak li nga expliqué yëpp ñu gis ni relation bi dem na ba toll foo ba nga marié wu ak moom mais loolu ci kanam la ñu gis ni comme marié wu ngeen relation dafa am nu muy doxee ba mariage yi am ci ban xeex ngeen xeex ba tey ji ni relation marié ngeen marié wu quoi maanaam li ma bëgg a wax mooy en tant que jigéen moom yan melokaan la am yu tax nga jël ko def ko sa jabar. voilà mooy li mu la waxoon sànq rek mooy gis nga relation su ma juumul ñaar ba ñett yi moo ko lal benn bi mooy confiance deuxième bi pas de mensonge faut être véridique en fait bañ a fen parce que pour man jigéen yow am muy góor noo mënti mel rek soo koy wax dëgg rek yaa ko moom laal nga fa am solo ndax dañu gis ni léegi relation yi ay fen rek moo ko yàq voilà ñoom jigéen ñi nee nañ góor ñi ñoo mën a fen yéen góor ñi tamit ñun góor ñi nee nañ ñoom tamit dañu mën a fen man dama am benn habitude di ko wax ñi ma xam dañ koy dégg samay kàddu man su ma déggee jigéen ne góor ñëpp a yem damay taxaw ne carrément ban bokkuma ci man daf may jaaxal xam nga tax bokkuma ci parce que noo mënti toll noo mënti mel noo mënti no àdduna bépp ne da nga mool su ma la wax dëgg dama la koy wax parce que loolu mooy nit que fen amul njariñ fen du ci question ci relation rek ndax tey si lu yàlla wax ci alxuraan soo fenee aras yëngu kon ñi xëy di yëngal aras par jour bari na mais bul ñaan bokk ci metti woon na mettiwul ndax tey jii nii pour jigéen nga am confiance jigéen il faut nga xeex loolu yaay mën a xeex ak nit ki ba am confiance am lu koy indi luy indi confiance góor nekk ak jigéen am ci moom confiance doxalinu ko jigéen ki lay nekk wala ku góor ki moom mooy am yu muy modifié waaw mais ñaar am na benn bi mooy ku yow jigéen pour mu jox la boppam il faut nga am noo mel il faut mu gis ci yow responsable il faut mu gis ci yow nit ku dëggu il faut mu gis ci yow nit ku am diine il faut mu gis ci yow ne moom mii ci boppam respecté na boppam d'abord avant mu may respecté man miy jigéen mu ëlbatikuwaat ñëwaat ci góor man li ma bàyyi ci moom ba ci commencement ba lii am mooy ci commencement premier jour bu ñëwee sama kër junj naa la ko sànq gis naa ci moom dal yaru na am na jàmm te jigéen ak noo mënti mel la ñuy gis say bëñ da nga wàddi ree xam nga gis naa ci moom loolu waaw am na jàmm te aussi tapit la xam da lay wax tapit mu wax waaw loolu lu mu la war a wax da la koy wax ñu ñëwaat ci madame Seck monsieur expliqué na lu rafet ci yow lu baax aussi melokaan la bu nga xamante ni jigéen yëpp dañ ci war a jël référence tamit waaw parce que xam nga tey ngay nekk ak góor yéen ne ngeen góor ñi ay fenkat la ñoom tamit la même chose ñu wax loolu te kii li mu expliqué bu fekkoon ni jigéen ñëpp dañu mel noonu je pense que jiiñante boobu ñuy jiiñante ñun ak yéen du am maanaam nit ki bu ñëwee ci yow li koy bàyyi ci yow daf koy gis ci yow nit nag am na droit ñëw ci jigéen moo góor ñëw ci jigéen am lu muy seet gisu ko mu dem ñu ñëwaat ak yow bi relation bi di commencé di dem nan nga loon dundee relation bi ak seen kër bi mu ñëwee aussi li ma njëkk a wax mooy lan su ma lay doxaan du ma nekkuma góor ñi nga xamante ni heure bu la neex laa lay woo heure bu ma neex laa lay génnee noonu boo bëggee sa yow bu déplacé bu la neexee mais l'essentiel man dinaa ñëw jéem a xamante ak sa famille aussi itam bi muy ñëw comme ñëpp rek tiitoon naa aussi vraiment ci biir famille bi waaw exactement tiitoon naa parce que xaw ma nan lay demee
ci la lii ñu waxtaan mu ne man non après mu dalal may tout mu ñëw aussi mais avant boobu aussi avant ñëw bi di xamante bi di am aussi boobu man tam xam naa moom mooy kan parce que jigéen it balaa ngaa jël fitu wala di am wala di jël benn responsabilité pour indi ko seen kër di indi góor sa kër di ko présenter say waajur loolu nekkatul lu ndaw mais tam wax xam nga waaw gis nañu yéen seen famille dafa xaw a critique ci côté séeréer olof yooyu dañuy dugg foofu bu baax ñu bëggoon xam yow moom bi mu commencé di ñëw seen kër yow bi sa yaay xawma sa papa wala famille bi yëpp biñ xamee ni kii olof la nan nga doon dundee loolu est-ce que teel nañ la xamal ni duñ la ko may wala waaw sama yaay xamaloon na ma ko maanaam sa yaay rek moo nekkoon kii quoi sama yaay moom vraiment dafa lii moom bëggul di génn xeet parce que booy xool ne suñuy maam ñëpp ay séeréer la léegi bi waaj bi ñëw mu laaj ma ban xeet la ma ne ko olof la après affaire bi da ko choqué daal wax na lu ne nag mais pa bi aussi sama papa moom jullit la moom l'essentiel bi mooy nit ki na doon nitu diine na gëm doylu bëgg la te yërëm la am ba c'est pas important bu ñu la déggee pa bi dafa doxalinu l'islam exactement sa doom ku mu bëgg nga may ko bu ñu la déggee ci beneen côté bi sa yaay dafa doxalinu àdduna waaw ñu gis ni am na relation yu bëri yu mu tardeel ñu ñëwaat ci Seck bi nga demee ba di fréquenter benn xale bu jigéen commencé di dem seen kër dem bu mujj gi takk des ceeg yooyu noonu ñu indil la problème mu séeréer ak olof lan nga doon dundee loolu ak lan nga yëg. waaw mais comme ñu ko ñëpp di dundee rek nga gis nit bëgg ko ngeen dem ba sori ba dara desu lu dul dem ci càppaandaw ba. ñu ne lii amul lii moo am nit ku ne nit nga du la neex di nga am xol bu metti est-ce que boobu amoon nga envie continuer relation bi ak sister bi wala da nga amoon envie couper relation bi lan nga loon yëg dëgg-dëgg. waaw bon amoon envie couper ndax su ma couper relation bi duñu egsi fii tey mag moom parce que tey jii nii bien vrai que ni papa mag yaayam ñoom ñoo ko jur ci farata. waaye man ñun kii moom amul solo quoi parce que moom mi tey jii nii su ne woon non rek du am mais jaayante la riposte taxaw lii laa bëgg parce que tey jii moom yaayam bu nee ñun du ñu génne xeet man ma waxtaan ak samay waajur comme ñëpp rek ñoom mënuñu laa gën lan lay wax. samay waajur ñoom loolu lañ wax moom mënuñu laa gën. kon léegi li am solo mooy maak moom ñooy toog waxtaan ñoo toogoon waxtaan jaayante. ñu ñëwaat ci kii madame Seck nga nekk ak góor waa kër gi ni duñ la ko may ci diggante teguñu ko ci dara nag ci diggante ay affaire xeet ak yooyu sa dundin ak ci kër gi mais aussi lan nga xeex wala lan nga def ba yow tamit ñu may la ko foofu bëggoon nañ nga ñëw fi ci lu yaatu. ci li ma njëkk a xeex dama ko teg ci yar ak am kilifa aussi. parce que mënoon naa xëccoog samay waajur ba def loo xamante ne bëgguñu ko. du ma am seen ñaan wala mënoon naa ànd ak amee fàq ak moom comme ni ko ñu bari di defee samay morom. mais non dama toog naxanteeg ñoom parce que xam naa ne que ne ki gën a metti ci affaire bi nangu na muy paa bi am na gis naa ci moom. parce que moom mooy maye quoi. exactement sama yaay itam dafa sax sama xol sama lépp la li ma mën a def mooy naxanteeg moom mais aussi itam li ma bëgg muy amet nii du ma ko bàyyi mu def parce que gis naa ci moom loo xamante ne vraiment gisuma ko ci beneen. gisoo ko ci beneen góor vraiment jàppale na ma am na fekk na ma nekk ci ay tolof tolof mu jàppale ma kon kooku tey yow yaay naxanteeg say parents parce que say parents xamuñu ko yow lañ xam. mais yow yaa mën a def li tax ba say parents xam ko. xam moom mooy kan quoi ak yenn jikko la yor. ba li jotee tam ñaan bi ñëw na ànd si ak ay waajuram ñaan si aussi. mais est-ce que avant loolu est-ce que souffrance dafa amoon ci kër gi yow sa diggante ak famille bi. waaw c'est vrai souffrance moom amoon na fi. ban genre souffrance nga def ci biir kër gi. parce que paa bi daaw doon toog nga doon dem voyage nga doon dem voyage def ay 6 mois 3 mois sama yaay ci loolu daf ma génneewu ci kër gi. ah bon waaw waay ma nekk si sama benn kër copine moo ma hébergé woon Zeyna Ahmed aussi vraiment àndu ci woon mais aussi dem nañ ba xam ne que ne solution amul. te nekkul sama. munoo fanaan ci mbedd bi aussi. exactement
Pape da doon envoyé pour sama école chaque fin du mois sama yaay da ko doon téye pour loolu Ahmed moo jëloon lépp engagé wu ko. engagé wu ci école bi. moo doon fay lépp école bi passe et tout Ahmed moo ma doon defal lépp vraiment. amoo fayam daal. vraiment aw ma fayam. vraiment def na lu bëri ci man. Ahmed ñu gis macha allah effort yi nga def yëpp. ñu ciy ñaax tamit góor ñi parce que jigéen tam boo nekkee ak moom bu mettee la lay gën di soxla. ñu gis ni tamit def nga ay effort yu bëri pour moom mais ci commencement bi yaa ngi naan ay jikkoom la moom moo taxoon. ñu ñëw ci bi nga ko takkee nga jël sa jabar wala ci mariage beeg yooyu yan moo ci xew. non takk moom bu xasee jëpp. mënatu la metti ak ku mën a doon nag xëy na avant takk mooy metti nga jaayante mais soo xasee am li nga bëgg kay mënatu la metti. ginnaaw loolu yëpp bi mu jàllee après nga jógee kër papa mu yóbbu la appartement am ngeen commencé di dund foofu yéen ñaar kese ku ne xam na ni sëy ni mu demee ak sëyu sénégalais dañu soxla nga sëyi ci famille bi mais comme ñun léegi suñu génération nag sëyu appartement lañ xam ñu bëggoon xam dund bi foofu lan la woon yow ak moom. sëy bi neexoon na aussi vraiment sama sëy man ak moom dafa mës a neex mais aussi mënut a ñàkk nattu day am à tout moment. ah bon. nattu amoon na sama diggante man ak sama jëkkër mu dal ko. natt bi seen affaire lii boobu la woon. natt bi waaw natt bi ñu doon def. ah bon lan mooy nattu bi quoi yan jafe-jafe la woon. waaw natt boobu de comme suñu borom di def teg doomu aadama nattu. ndax suñu borom mooy tegee nattu quoi. man dama bootoon benn natt ñun jeune tailleur yi. ah yow tailleur nga. voilà natt bi 1,5 million la woon. bon ki ma xamante maa ko waroon teggil. 4 jours avant ñu dajji ma sàcc samay machine sàccaale xaalis bi mais comme doomu aadama yëpp yemuñu ki nga xamante ni moom moo woon xaalis bi moom mënu woon comprendre loolu. mënu ko woon gëm. et là kon xaalis bi dafa doon nekk ci atelier bi. voilà mais jour boobu non jour boobu lu dogal war a am rek. xaw ma ñu koy waxee ci wolof. ndogalu yàlla lu waaw voilà ndogalu yàlla quoi noonu la demee mais moom borom xaalis bi moom xamoon na ne dañ ma daj ndax téyeer la. mais moom fu mu mujjee ak yow ba maanaam pour ñu ñëw ci nattu bi ngeen di wax. waaw plainte après yóbbu ma. ah tëdd naa 1 mois kaso. ah bon waaw mu métti trop. oh. mais soxna si bëggoon nañ xam sa jëkkër bi nga déggee ne mu ngi ci kaso beeg yooyu noonu foofu lan nga doon dund loolu nan nga doon dundee loolu ak famille bi nga xamante ni ñoom mosuñu bëgg sa jëkkër. aussi vraiment moment yooyu moom moo nekk moom ay gën a nekk sama àdduna vraiment parce que combat la woon pour man. dama ko porté woon fexe ba sama jëkkër génn ci lépp loo xamante ni jëngaloon na ma ko ci takkaay et tout ak lépp loo xamante ni dajale woon nañ ko aussi. ñu jéem koo fay rek. Seck. dañuy ñëwaat ak yow foofu parce que soxna si instant bi xam naa ni mooy loolu xol bi moom moo tooy. ñu gis ni dem ak kaso ak ni mu mettee ñu gis ni tamit sa jabar bàyyiwul ba léegi quoi. bàyyiwul mu ngi ci effort yi dégg nga li mu wax léegi mu ngi ci effort yi. def lu nekk pour ñu jëlal la avocat. xam nga. taxawal la taxawaay bu rafet. waaw xam nga natt bu la dalee balaa ngay gëm nattu dëggantaan sax. mu dal la ci nga xam yow sa taxawaay ci société bi ba xam yow nit nga wala doon nit. le pourquoi nit nga ndax suba ay nit dinañ la jege wala ba xam dinañ la jege man moment boobu tiitu ma woon sama bopp donte natt bi dal na ma waaye tiitu ma woon sama bopp de. mais moom laa tiitoon. tu sais le pourquoi sàccoo aussi tuxoo yàmba jaayoo. non waaw mais lu tax ma ne moom laa tiitoon mooy fu ñu jaar man ak moom. nga xalaat famille bi ak famille bi surtout bettu ñu woon. mi ngi nii voilà. moo ko sàcc moom la da ngay wax yooyu yëpp. man tey ji métti parce que nit ku ne xam nga sa bopp. et puis ku bañ moom bañ nga rek lu bon rek lay wax. léegi man moom laa tiitoon mais tamit par la grâce d'Allah moom xam nga suñu borom génnewaat ma xam nga. mu nekk jàmbaar tamit lool. comme ni mu ko waxee ci biir waxam comme ni mu ko waxee ci biir waxam lépp li nga xamante ay bijoux yu mu ko jëndoon yëpp la jaay.
ñu fay caution bi wut voilà avocat. lépp la jaay tu vois te loolu ci moment yi difficile yi ngay xam ki nga nekkal. ndeysaan. nit mun nga am sa soxna nga nekk ci moment yi difficile sa soxna du la lijjanti de. waaw bëri na fi moom boppam lay tal ay nattam. bëri na fi ay seen bagage yooyu noonu. bëri na fi yooyu parce que tamit dañu nekk ci jamonoy xaalis. parce que jamono jooju lañ nekk waaw da lay bëgg voilà. xaalis. lan ngay wax sa moroomu jigéen bi nga xamante ni moom bu mettee dafay daw ak sëy yi nga xam ne xaalis moom moo koy tas. ngor moo la nit ci àdduna. nit ki lépp soo bëggee nit ki tam te amoo ngor am parce que nit ñu ngi koy balaa nga koy xam nga nekk ci ay jafe-jafe mooy li am nit wax sànq ni ci ngay xamee ñan ñooy sa nit. wallaay dëgg tey la jii su metti woon tey man ma daw mais après moo ngi ni tey génn na. ba nekkaat ci liggéeyam ba yàlla defal ko sax ay xewal yoo xamante ne. amul woon sax ko woon ndeysaan. waaw vraiment. mais loolu yëpp day wane que ne nit da nga war a muñ. nga muñ am toog patience aussi. te doyloo aussi am patience. Fall kontaan nañ trop ci yow et puis pour man référence la pour jigéen yëpp xam naa nag temps bi moom moo ñu xaw a xoj waaw temps bi moom moo ñu xaw a xoj mais en tant que relation man mi leen invité dama kontaan trop pour gis couple bu mel nii parce que émission couple tamit lii rek lay jariñ pour ñu wax jaar-jaar yi nga xamante ni kii ku muñ la ba am li mu bëgg ak beneen couple bi nga xamante ni ñoom dafa metti ñu daw exemple yooyu la ñu bëgg di indi ak couple yi ni muy doxee jaar-jaar bu mu mënti nekk dañ koy dem jëli indil ko téléspectateurs yi ñu gis ni seen jaar-jaar je pense que ñi koy seetaan dinañ ko seede lu am solo la aussi parce que jigéen dafa war a gore boo bëggee aussi nga bëgg ca yàlla rek tax loolu am naa ci mbégte di la ci remercier bu baax a baax di la wax it nga gën a jàpp parce que yàlla aji muñi la àndal ñu gore ñi aussi la àndal xam naa dañuy tëj suñu émission Seck dañ lay bàyyi nga tàggatoo téléspectateur yi. waaw xanaa di la jaajëfal rek. di la bégg lu bari di kontaan ci invitation bi. di la wax yow tamit yàlla na la yàlla yokk. amiin ndax lii nga def moom yaa ngi yee askan bi quoi. ci ñenn ñi ak surtout ñi nga xamante ni bëgg nañoo déglu ba pare di dégg. waaw surtout loolu. di wax bon di la wax tamit bonne continuation. merci beaucoup. yàlla na la yàlla fay. amiin waaw kontaan naa trop. amiin madame Seck daa ñuy continuer di kontaan ci yow bu baax a baax ñu lay wax nga joxe waale sa mot de la fin. merci beaucoup xanaa di gërëm ñëpp. di gërëmaat aussi tam sama jëkkër. parce que lépp moom la amaana tey sëy bi bu accès fii man la ñuy gis mais moom la moom moo ma defar. moo ma formé moo tax ma xam lu bari tey. góor bu responsable la moom it. exactement di remercier ñëpp di la remercier aussi. vraiment parce que kóolute la confiance bi nga am ci ñun moo tax tey ñu toog di remercier sama famille aussi mais surtout sama papa. moom mi jàpp ci sëy bi ba sëy bi am tey. yow mi nga xamante ne yaa ma woo solal ma di sama styliste vraiment fi ma génnee nii tey c'est grâce à toi di woo nag samay mbokku jigéen ñi bëgg lu baax xam lu baax bu ñu bëggee ñëw rek bëgg a sol lu rafet nañ ñëw ci Jo PDG Mounir Couture c'est Ouest Foire. ku ko bëgg nag numéro mu ngi nekk ci 77 906 02 39 exactement. dafay jafe des fois ñu gis jigéen buy muñ lii ci suñu génération bi ñu toll ni loolu xam nañ ci dara. waaw sëy yi léegi ni muy demee ak jaar-jaar bi ñu ci def ak yëpp li nga ci muñ sa jëkkër dem prison nga toog di ko xaar yooyu noonu yëpp dañ la ciy remercier bu baax a baax di la wax fi nga teg sa tànk noonu la. ñu ngi jaajëfal téléspectateur yëpp di jaajëfal mbokk internet yi ñu ngi jaajëfal tamit waa groupe Mbour Média yëpp Adama le DG ñu ngi koy jaajëfal di jaajëfal Marwan Momo di jaajëfal Kouro aussi Kouro Ndiaye moom it membre la ci di jaajëfal Pathé waaw Pathé Ndour moom tamit ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax ak Siré ak groupe Mbour Média yëpp ñu ngi leen jaajëfal di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo DG Adama Dione yi yëpp bu mënee am moom moo ciy jàpp di wax nit ñi ay xale lañ yu loon góorgóorlu. ñu ngi gërëm aussi suñu jigéen bi ñu dalal ci këram waaw moom ku ne xam na ni sama lépp la sama jigéen la sama xarit la sama lépp la muy Penda Touré waaw nee na ma saa boo leen bëggee tourner rek ñëwal même mën nga ma sax bañ a tàggu ñëw leen kër ga di wax ni moom it amuñu fayam moom Penda Touré amuñu fayam di ko jaajëfal bu baax a baax a baax moom sama xarit la sama lépp la di ko jaajëfal ak seen waa kër yëpp di wax ni tamit ku soxla ay yére yu rafet moo xam lokos la wala ay super 100 la wala ay kakeek yooyu noonu yëpp moom Penda Touré daf koy kii
daf ciy liggéey ci lay yëngu daal soxla yooyu wala madame Seck je pense que di nga soxla yooyu pour jaar fa rek laay def. waaw moom nag ku soxla yooyu noonu yëpp numéro am 77 la 350 34 52 moom Penda Touré PDG la woon bàyyi mu nekk Fabienne bàyyi maman Ndaw Sandene aram faqa borom du ko maan l'héritier de sa famille moom mooy ñëwaat dina ñëwaat ak yéen ci plateau yu am solo incha allah ñu ngi gërëm Mbour Média yëpp ak taxawaay bi ñu ciy def macha allah bientôt incha allah